كمان est-ce que نعم هذا القرب هذا اثنان هما ايه اين مكانك يعني ايش نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kon mbokk yi ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla fu mu nekk nii alhamdulilah ñu ngi ci école franco arabe Cheikh Khalil Abdoulaye Marega nekk ci avenue Malick Sy ci xolu Ndakaaru di 25 juin 2020 alxamis ba nga xamante ne état bi jël na ndogal pour rawatina ñetti classes yi dellu ci seeni classe continuer li des ci programme bi ak seeni professeur donc ñu ngi fii nii alhamdulilah comme ni ngeen ko gisee ni classe bi jàngalekat bi ak ustaad bi mu ngi nii alhamdulilah di suñu mbokk al ustaad Cheikh Oumar Faye kon ñu ngi koy laaj ay quelques questions incha allahu tabaraka wa taala cheikh na tey alhamdulilah gis nañ ni ñëw ngeen donc loolu biñ ko décrété benn noo sentiré ci ni ngeen mën a nekk ci biir classe bi ak bi nga ñëwee tamit seen nekkin fii alhamdulilah nan la demee. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di kontaan ci daje bi nga xam ne moom la ñuy dajewaat ak suñu élèves yi ak suñu rakk yi suñu doom yi ndax nekkoon na loo xam ne bi ñu taxawalee cours yi nekkoon na njàqare ci ñun ndax ñu doon xalaat ci avenir u xale yi ndax rawatina ñu nekk ci classe examen ñu dem ba tollu fii ñu daal di taxawal jàng bi donte itam ci seen coobere waaye ñàkk a pexe la nekkoon nañu di xalaat saa su nekk nan la année scolaire bi di mujjee mais alhamdulilah bi nga xamee ne état bi jëlaat na taxawaay mu ne léegi nañu ubbiwaat école yi am nañu mbégte lool ñëwaat bi ñu ñëwee sax xawoon nañu xalaat ci suba si ne xëy na élèves bi dañu ñëw mais alhamdulilah bi ñu ñëwee ñëw nañu ak masque ñu ko gisee nii vraiment ak mbir yi nga xam ne mooy jël nañu seen matuwaay yi nga xam ne moom la état bi teg gis nañu ne ci école bi boo fi duggee di nga fi fekk place bu nekk raxasukaay yi thermoflash bi ki nga xam ne mooy ci buntu bi dana ko jël dina jël sa température kazalika nga raxasu ak li nga xam ne mooy seen masque yi ak yëpp ak ni ñuy toogee ci classe itam gis nañu ne ku nekk banc bu nekk ku nekk yaa ngi fa toog loolu daal dañu am sentir naa daal kontaan nañu bu baax a baax ci loolu ñuy ñaan yàlla ñu àggali ko ci nii ba ñu mën a def suñu examen ba xale yi ñoom ñu daal di demaat ci yeneen i classe te ndax loolu la ñu leen di souhaité ndax seen i waajur yi rawatina école privée nga xam ne fay la bu ci dara xawee am tuuti yàqu-yàqu rek day xaw a nekk pertement ci ki nga xam ne mooy waajur bi te waajur bu nekk nag vraiment ñaan na yàlla année scolaire bi jeex doomam bi daal dem ci beneen classe ñun daal am nañu mbégte loolu ci li ñu ñaan yàlla mu continue incha allah. tey beneen question wala beneen laaj ci li ñu doon dégg ci yenn médias yi ñuy wax ci yenn écoles yi manquement ndox yéen fii alhamdulilah est-ce que loolu yéen a koy jànkonte wala jànkonte wu leen ko. waaw fii de ñu ngi sant yàlla bu baax fii moom amuñu manquement ndox amu fi ndax sant nañu yàlla robinet yi ñu ngi xelli te itam boo jaaree ci couloir yi fu nekk teg nañu foofu bari ko boo xam ne bii def na ndox ba mu fees kazalika itam ak saabu yee ak gel yi ak yëpp mu ngi fi ñun daal foofu moom sant nañ ci yàlla amuñ ci benn problème ci wàllu ndox ak loolu incha allah. li ciy des rek mooy ana lan ngay gën a dénk élèves yi muy fii muy feneen pour ñu gën koo taqoo muy école bi fii ba ci kër yi aussi incha allahu taala. waaw li ñuy dénk élèves yi rek d'abord mooy ci école bi rawatina bu ñuy ñëw ñu ànd ak li nga xam ne mooy matuwaay yi ñu wax ku nekk boo ñëw nga daal di sol sa masque nga moytu li nga xam ne mooy jaxasoo bi boo ñëwee ba ci école bi itam nga xam ne comme année scolaire bi presque mën nañu wax ne heure bi waroon na fekk mu jeex mais comme dañuy dabaatal fi ñu toll nii may ñaax élève bu nekk ñu nekk ci suñu école bi ak ñu nekk ci école état ak yeneen école yëpp ñu góorgóorlu xam ne fi ñu toll nii ñoom la ñuy sauver pour ñoom ñu mën a def seen examen ñu mën a dugg ci yeneen i classe année scolaire bi ñëw kon bu ñu nekkee ci école bi ñu respecté li nga xam ne mooy jàng bi bañ a jeexal benn temps ci loo xam ne du amul njëriñ kazalika bu ñu demee ci kër yi itam ñu respecté leçon yi ñu révisé bu baax ñu xaw a tegandi télé yeeg téléphone yeeg yeneen yi ba ci kanam su ko defee benn weer la wala ñaari weer gën jaa bare ñu pare ci seen examen alhamdulilah ñu ñaan yàlla ñu jàll ci beneen classe. Oustaz nga baal ñu rek question bu mujj mooy wàllu direction bi ana yan matuwaay la jël pour yéen ñëpp parce que yéen jàngalekat yi ak élèves yi yëpp
li ñu jotoon xam wala li ñu xamoon mooy bu ngeen jàngee ñaari waxtu wala ñeenti waxtu ngeen noppalu ko tuuti li ñuy tuddee récréation ndax jamono ji am na récréation te récréation boo ko déggee mooy genre pause la xale bi day génn di bëgg a am lu muy lekk est-ce que yooyu yëpp tamit dina mën a nekk ci période bi ñu nekk nii wala dañ ko dagg nga xamante ne xale bi daa war a préparer depuis këram nga xamante ne bu ñëwee fii bu wàcc tamit du jaar fenn pour lekk ba nga xamante ne dafa àgg këram tamit encore loolu mooy suñu question bu mujj incha allah nga baal ñu. waaw ci loolu direction bi ñoom wax nañu ak élèves yi d'abord ci groupe WhatsApp yi nga xam ne moom la ñu sosoon kazaalika tam bu ñu ñëwaatee fii tam sàkku nañu ci jàngalekat bu nekk nga ñaax ci sa élève ne mu wan ko ne ko balaa muy ñëw na toppatoo li nga xam ne moom mooy li muy ndekkee ndax fii ñi doon jaay ci école bi sax mayetuñu kenn pour nga ñëw di fi jaayaat ngir feebar bi kazaalika tam ci mbedd yi tam nga di ko jëndaatam wóorul moo tax su ko defee élève bu nekk moom bu ñëw këram imaam mu ndekki foofu balaa muy ñëw wala mu préparé ndekkeem bu ñëwee école fii bu demee pause comme li nga wax noonu pause dana am mais tam dañu organiser pause bi comme fii ñetti étape moo fi am na CM2 am na troisième pour BFEM am na bac dañuy wax ne ñëpp duñu génnandoo récréation maanaam bu waa CM2 génnee ba pare am seen quelques pauses bu ñu def ay minutes bu ñu def dañuy dugg waa troisième génn ñoom it bu ñu noppalu après ñu duggaat waa terminal soog a génn loolu yëpp ngir éviter li nga xam ne mooy jaxasoo bi kon récréation dana am mais nag du mel comme na mu meloon bu njëkk avant feebar bi ndekki itam ku nekk na nga waajal sa ndekki ca école sa kër comme ni ko direction bi waxee soo ñëwee fii nga xam ne bu heure bi jotee nga génnee ko nga lekk ko su ko defee jaay amatul ci école bi mbedd bi tam aussi bu ci jëndal loolu moo gën a wóor waaye itam aussi boo wàccee tey ci suba rek lañ ci mujjee wax bu ñu wàccee nañu daal delluwaat suñu kër directement ndax lii mbir la boo xam ne suñu borom moo ko wàccee mu ngi ñëw di wut si nit ñi te yow li nga mën a moytu mooy li nga gis mais feebar bi mënuñu ko gis comme nag li ñu am rek mooy moytu ak wéeru ci suñu borom ñaan ko mun sama ci loolu rek lañ ci am kon état direction bi taxaw na ci wàllu boobu mu ñaax élèves yi pour ñu gën a góorgóorlu ci seen wàllu lekk ak bu ñu ñibbee tam ak li nga xam ne mooy wàllu xamaamaat yi mooy masque yak yooyu incha allah jërëjëf oustaz ñu ngi jéggalu ci minutes yi ñu jël ci yow nii waaye dañoo gis ne rek loolu tamit ci liggéey bi la bokk pour rawatina tamit gën a may suñu njiiti tamit ne orientation yi nga xamante ne joxe nañ ko de bu soobee yàlla école privée yi duñ ci des gannaaw ndax saxa li ñuy jote jàng fii ci l'islam moo ñu ko teg moo ñu ko sant ndegam kilifa lu mu santaane nekkul lu yàlla aaye non. waaw incha allah loolu la ñuy jeexalee comme ni ñuy wax école bi comme ni ñu ko xamee jàngal doomu jullit ñi seen diine rek la te gis nañu ne feebar bi mu ñëwee insisté na ci côté set bu baax a baax a baax kon dafa ñëw nag fekk suñu ci li nga xam ne ci la ñu nekkoon mbirum set boobu islam dafa santaane kazalika école bi itam toujours saa su nekk mu ci doon ñaax élèves yi kazalika tam mu jël ay nit yoo xam ne mbirum setu école bi tam ñu ngi ciy taxaw di ci def seen kéemtalaay kàttan kon dafa ñëw fekk ñu ci lii ñuy ñaan jullit bu nekk nga gën a góorgóorlu ci li nga xam ne moom mooy set boobu ñu xam ne kon islam moo amati ndam wane ne kon suñu borom lu ñu sant rek bu ñu ko xoolee ba ci biir njëriñ bi moom ci ñun lay delluwaat. shukran oustaz jazakumullah xayra barakallahu fikum kon ñu ngi woon na ak suñu mbokk di al oustaz Oumar Faye alhamdulilahi moom moo yore waa classe CM2 ci école Cheikh Khalil Abdoulaye Marega ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax te di ko ñaanal yàlla ak xale mi ba waxtu examen bu jotee ñu dem ci jàmm dugg ci examen bi ci jàmm xale yi bokk ci ñi nga xamante ne dañuy admis ak point yoo xamante ne day am solo lool loolu yàlla ko yàlla may xale yi mi ak bépp élève boo xamante ne yaa ngi ci sàkku xam-xam shukran ya oustaz asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu kon mbokk yi beneen classe incha allah taala ñu ngi ci beneen classe en français xaraja al oustaz xaraj tayib xëy na dafa dem jël benn aajo pour xale yi donc toujours côté français bi moo nekk fii CM2 la toujours dañu leen di xaaj classe arabe ak classe français voilà donc sànq ñu ngi woon ak bu arabe bi voilà bu français bi moo nekk ni toujours incha allahu tabaraka wa taala kon balaa maître bi di ñëw rek ñu interview yenn xale yi nu ñu dundee seen dellu bi ci école bi tey le 25 juin yow noo tudd Siré Dabo tey ba bi nga déggee ne da nga di dellu ci classe yi le 25 juin loo ko sentiree
noo ko dundee ak bi nga ñëwee tiitaange bi nga amoon xëy na est-ce que moo continuer walla wàññeeku na bismillah. wàññeeku na bu ma xëyee tiitaange moom wàññeeku na. par rapport bi nga koy sogoon dégg ci kër gi. mais bi nga ñëwee fii daal ba nga gis situation bi tiitaange bi wàññeeku na. kon alhamdulilah baax na. yow tamit noo ko dundee bi nga dégg information bi état bi ne xale yi dañuy dellu classe yi rawatina classe examen yi le 25 bii nii te jàpp nañ ne bokkul tu woon ak le début pass ak yeneen yi noo ko dundee te sa yaram. ba nga ñëwee tamit nga gis macha allah seen nekkin bi fii alhamdulilah wàññi na ci tàng bi wala wàññiwu alhamdulilah jërëjëf. keneen ñu ñëw ci suñu doom yi noo tudd dala Mohamed Ciss waaleykum salaam Mohamed Ciss léegi ba nga dégg information bi ne da ngeen di dellu fii loolu noo ko sentir sa yaram ak bi nga ñëwee fii noo ko gisee bala ñëw ci maître bi. ma wàññeeku Taïb monsieur asalaamaaleykum bon excusez-nous aujourd'hui on est là avec vous seulement dañuy bëgg rek ñaax ak dalal suñu njiit yi surtout ci seen orientation yi ñu joxe ak ndigal yi pour gën leen wan ne ñu ngi ci daal voilà donc tey ñëw ngeen ci école bi yéen a ngi ak xale yi d'abord bon loolu noo ko dundatee ak ñoom incha allahu taala. waaw asalaamaaleykum imam comme ni nga ko waxee rek ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñuy déglu tey comme mooy reprise bi muy parents d'élèves comme enseignant ñëpp ñëw nañ fekk nañ fi dispositif bu dal suñu xel protocole sanitaire bi respecté nañ ko ñëpp indaale nañ masque en plus fekk nañ fi ay masque ak ay gel tout ce qui est de gestes barrières aussi a été respecté. Finalement bon les cours ont repris dans la tranquillité et la paix d'esprit. li ñu ñaan kay mooy comme feebar bi mënuñu koo daw boo toogee kër ga mën na la faa fekk boo génnee mën na laa dal lenn rek mooy solution mooy ñaan yàlla mi nga xam ni moo ko fi teg ñu jëlee ko fi ensuite ñu respecté ndigal yi nga xam ni ak tegtal yi nga xam ni moom la docteur yi joxe mooy respecter les gestes barrières di raxasu ba set di takk masque di bàyyante 1 mètre loolu daal bu ñu ko defee yaakaar naa feebar bi dina wàññeeku bu baax incha allah am nañ ci yaakaar te gën a ñaan nag ndax yàlla moom mooy teg jaam bi moo koy teggi nañ ko tàllal rek bañ a tooxi ko ñaan incha allah ñu ngi ñaan yàlla jàppale ñu terminer année bi li ci des bariwul xale yi def seen examen ci jàmm ñu réussir aussi incha allah loolu daal la ñuy xalaat ko incha allah vraiment accueil bi baax na trop fi gis daal dal na suñu xel alhamdulilah incha allah ñuy ñaan bu yokk mbokk yi ñoo ko déggandoo ñu ngi koy gërëm bu baax a baax moom jàngalekat CM2 bi bu français comme ni ñu ko waxee sànq ñu ngi woon ak bu arabe bi wala bu français bi moo nekk nii donc toujours rek ñu ñaanal xale yi ba yàlla sàmm leen ak ñëpp tey tamit ba période examen bu jotee ba ñu dem ci examen yi ci jàmm ak salaam participer ci ba nga xamante ne tamit dañuy bokk ci ñiy admis ak moyen ak point yoo xamante ne yu ama solo la ñu ngi koy mébétee xale yi ñu ngi koy ñaanal xale yi muy fii ak feneen incha allahu taala kon monsieur Dieye on vous remercie beaucoup. merci et bonne journée. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuhu kon mbokk yi incha allahu taala aywa. idan alhamdulillah. فإذا لا بد أن تحترموا كلمة المدير التعليمات نصيحة للطلاب. تحترموا التعليمات ولا تقول أنا صغير أنا مع المرض يصيب الكبار وكبار السن فقط ما منا إلا له والد في البيت عنده جد جدة لا تكون سببا تنقل هذا المرض إلى البيت فتضر جدتك أو جدك أو والدتك احترموا ذلك فاحرصوا على غسل الأيدي ولبس الكمة
كمامات في الفصل وعند الأماكن المزدحمة، ولا سيما عند الدخول في دورات المياه، لأن هناك الجو مكتم مغلق ما في هواء، قد يدخل الشخص ويكون الفيروس في الجو، أنت تدخل بدون هذا ثم تأخذ هذا الفيروس. لا تدخل في دورات المياه بدون هذه الكمامات، مهم جدا. رأيت بعض الأولاد بعض التلاميذ الآن هنا عند الخروج من الفصل يظنون أن هذا داخل الفصل فقط، عندما يخرج لا يهتم بلبس هذا، لا يهتم. فرأيتهم هنا يدخلون في دورات المياه بدون هذه الكمامات، وهذا خطأ كبير. لا تفعلوا هذا، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا. نحن نأخذ بالأسباب والأمور بيد الله إن شاء الله. لا تنسوا بقراءة الأدعية عند الخروج وأذكار الصباح والمساء، وبعد ذلك ونتوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب. وفقنا الله وإياكم. شكرا. أيها الإخوة المشاهدون المتابعون، كنا مع المدير الدكتور عثمان كمرة في كلمته القيمة في النصيحة للطلاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه النصيحة. والأستاذ شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. شكرا. kon mbokk yi ñoo ko gisandoo alhamdulilah de barrière yi école bi alhamdulilah doo gis benn papier buy traîner. waaleykum salaam Diallo na nga def alhamdulilah kon naaxini wan warɗome école ki a fayke yoxa seren tey wayna kitea classe ni ku sikki bana li yo keñani agani semde gumuku aɗo 3e aɗo terminal yo classe ko tukumeri mbokki école bi moo nekk ni waaw boo gisee nii da ngay naan fii de amul nit noonu la sax ndaxte ñi waroon ñëw wala waa terminal la na ak waa 3e waa semde donc moo taxoon bari woon nit noonu kon ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla yombalal lépp. tey léegi ñu ngi ak suñu doyen Cheikh Yahya Diawara léegi Cheikh na alhamdulilah ñoo ngeen fii tey le 25 juin 2020 depuis suba ak léegi yéen a ngi fii noo jàngatee seen présence bi fii ak ñëw xale yi ak ndax pour l'instant am na problème jafe-jafe wala jànkonte wu leen benn jafe-jafe incha allah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. xam naa ne da nga ne suñu doyen lii français yi wax modestie sa modestie ak sa tawaadoo ci arab moo tax nga naan sinon doyen moom yow la yow yaay suñu doyen. alhamdulilah jàng commencé nañ ci jàmm ak salaam xale yi ñëw nañ dañuy ñaan yàlla rek li mu tàmbalee li gars yi wax yàlla na continuer ba ñu mun a réaliser li nga xamante ne moom la gars yi bëgg ñu def ko incha allahu taala am saalukum comme yéen ñëw ngeen macha allah suba ba léegi yéen a ngi ci classe yi alhamdulilah rabbil alamin dañuy sant yàlla ci loolu élèves yi itam macha allah dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala li mu ñu teg nii moo tax mu teg ñu ko nag mbas mi yal nañu yàlla yal na ko yàlla jëlee fii ci jàmm ak salaam te ñu delloo ci li nekkoon ci li ñuy nekkoon ci jàmm ak salaam wala mu gën a tane ci li ñu nekkoon loolu la ñuy ñaan yàlla am na ñu yàlla defal maa ngi lay jaajëfal suñu imaam macha allah shukran rek jazakumullah xayran kon mbokk yi alhamdulilah ñu ngi woon ak al ustad al mufaddal al karim al fadil Cheikh Yahya Diawara ñoo dëggal kaddu yi mu rotal léegi kaddu yu am solo la ñu ngi koy jaajëfal lool shukran ya ustad barakallah fiina incha allah kon mbokk yi mooy loolu léegi toujours ñu ngi ci école bi voilà surveillance moo nekk nii direction moo nekk nii voilà
أها شيخ حياكم الله ما ليس أنا في نقلة جزاكم الله خيرا يمكن كلمة voilà donc dernier mot ñu leen koy jox ñu ngi ci surveillance bi nii Cheikh El Hadj Doudou Kane donc alhamdulilah tey noo jàngatee reprise bi fii nii ci école Cheikh Khalil Abdoulaye Marega di franco arabe ak bi ñu nekkoon kër yi ñu dégg information bi surtout bi yoon niñ ko déggee nekkoon na lu ñu xaw a gis ne pour del gannaaw daal wala raté ko dina xaw a jafe nuñ ko dundee bi ñu nekkoon kër yi ak bi ñu ñëwee fii tamit gis activité bi ñëw xale yi ñëw jàngalekat yi yëpp daanaka noo ko dundee te daal ak ses équipe yëpp incha allah. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli fi Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaw comme ni ñu ko gisee rek xam nga commencement boo gisee day xaw a métti day xaw a jafe waaye yàlla dimbali nañu dugg nañ ci classe yi alhamdulilah respecté nañ aussi mesure barrières yi élève bu ci ñëw dig nañ la teg thermoflash nga raxasu ñu jox la gel jox la masque nga dem ci classe bi alhamdulilah bon professeurs yi aussi ñëw nañ def quelques cours waaye comme que xale yi tàmmaguñ ko miinaguñ ko moo tax tey ñu préféré wàcc tey midi gën a mën a préparé waat gën a mën a sensibiliser waat xale yi parce que fekk lundi incha allah liggéey bi gën a jaar yoon alhamdulilah ala kulli xaal. tey wàllu ndox mi fii amu leen benn jafe-jafe. waaw sant yàlla parce que ñun dañoo préparé woon depuis démb moo tax ndox mi amul benn problème amul benn jafe-jafe waaw fii daal ñu ngi sant yàlla bu baax a baax normalement daal amuñu benn jafe alhamdulilah. shukran jazakumullah khairan e dal kon noon la mbokk yi ñoo ko déggal no wàllu mu doom ya oɗo directeur ni doom ya surveillance ki inchallah kon ñu yem ak yéen fii inchallah ba dina waxa ba jëme jamono inchallah tabaraka wa taala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh dumtum fi riayatillah wa shukran lil jami'